asalaamaaleykum équipe matinale nuy naa leen nag ku nekk ci turam ak santam ñu dooree nag seen people ak ki nga xamante ne mooy Lara Fabian moom nag gannaaw ba mu féetewee 49 ans woom nag ci début année bi moom nag jamono ji daal dafa mel ni daa gën a nopp ki nga xamante ne nii mooy Gabriel di jëkkëram ndax ci compte Instagram moom daal la dugg def benn déclaration d'amour boo xamante ne ku ko dégg daal di nga ko copier-coller dugal ko ci sa boss waaye nag di waajal albumam bi nga xamante ne nii nag mooy 14e albumam boo xamante ne nii daal mu ngi koy def bii nag mu ngi ko tuddee Papillon te Papillon nag moom fa mu ko jëlee rek moom nee na daal maam moo ko doon woowee ba mu nekkee xale côté carrière am nag tout va bien côté mbëggeelam nag dafa mel ni daal day gën di meññ rek di dem good luck ñu ñëw nag ci ki nga xamante ne mooy Ed Sheeran nga xam ne xale jigéen ñi nag dañu koo bëgg ndax ay woyam yu neex te it da leen ñi laal à chaque fois moom nag mu ngi préparé it benn album boo xam ne daal waaye nag la muy nëbb rek mooy collaboration yi nga xamante ne nii def na ko ak ay artistes tax nee na loolu daal surprise lay doon waaye morceau bi nga xam ne it génnee na ko mu tudd nag I Don't Care mu def ko nag ak ki nga xamante ne mooy Justin Bieber son boobu nag nekk benn extrait ci nouvel album bi nga xamante ne moo war a génn le 12 juillet prochain moom nag génnee woon na benn numéro 5 collaboration project nee na it da koo yàgg a rêvé def ba tax nag ci ordinateur am daal ba mu demee tournée saay bu amee temps rek dafay toog di préparer numéro 6 bi ndax daal nekk na loo xamante ne nii lu ko touché ci carrière am la lépp nag mu waxee ko nag ci compte Instagram am ngir bégal ay fansam rek te it naan leen toog leen xaar maa ngi ñëw ñu jàll nag ci ki nga xamante ne mooy Chris Brown moom daal dafa mel ni xale yu jigéen ñi bëgguñu koo bàyyi ndax dañ koo jiñaat encore li nga xamante ne nii mooy viol waaye daal xale bu jigéen ba nag ay atam mu ngi toll ci 24 ans te da ko invité woon nag ci benn hôtel boo xamante ne nii Mandarin Oriental la nekk 15 janvier bii ñu génn waaye daal jamono ji waa Paris nag dañu koo woo ngir convoqué ko ca police ba moom ak garde du corps am ak benn xaritam ndax nee nañu daal ñoom ñett ñëpp ñoo sekkoon ku jigéen ki di ko sàkku te moom ndaw si nag fas yéene naa def face à face jàkkaarloog ñoom ak avocat bi nga xamante ne nii nag dafa siiw loola ca Amérique tudd Gloria Allred ñu gën ko xamee nag ci avocat yi nga xamante ne nii daal dañuy xeex lu jëm nag ci sàkku yi ñuy sàkku jigéen ñi waaye ki nga xamante ne nii mooy Raphaël Chiche di avocat wu ki nga xam ni mooy Chris Brown moom nag xamle na ni kii di Chris Brown dina teew ak xaritam boobu noonu ak garde corps bi tamit waaye daal boobu ba tey Chris Brown luñ ko wax mu weddi ko te teg ci nag daa di ne daal sonal nañu loola artistes yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy jouer cinéma ci wàllum viol ak jël seen xaalis mu nekkoon seen people lu bés bi ma leen di jox rendez-vous à demain inchallah. Merci Rama à demain inchallah. waa mais Chris Brown tamit. doy na waar. ñetti nit viol quand même. doy na waar quoi. waaye mu ngi dox ñaxtu de. nee nañ leen bàyyi dañoo sonn nañ ci attaque yi. ndaw sa lu mu fa wuti woon ba ñu violé ko. waaye non mais dafa doy waar nag te affaire bi quoi. li ma fi doon wax ba passé rek nee naa xale jigéen ñi tamit. yemuñu de réglé wuñu de. dañu def lépp ba gis artiste bi ba pare lijjanti ko bu mu sos. suñoo réglé. waaw ndax mun cee am dara xam nga tamit boo matérialisté moom cooy prêt à tout. absolument looloo gën a garaaw. boo matérialisté maanaam yow yaakaar ne àdduna bi lépp lu am ci àdduna bi da nga koo war a am. lépp lu rafet da nga ko war a am. lu sañse bu kii maanaam xale jigéen yi yor seen i 4x4 ak di dawal ak yor seen i yii di defar ba mu baax da nga war a mel ni ñoom. bés boo dugalee loolu sa biir bopp bi tu seras prêt à tout pour y atteindre. et puis Chris Brown sax ak expérience bu mu amoon ak Rihanna ak yeneen drogue yeeg yooyu. xanaa nag il va pas prêter le flanc pour faire ce genre de bêtises. et surtout bon voilà. après comme tu viens de dire quelque chose d'important tu as parlé de lucidité. oui c'est des gens qui habituellement ne sont pas lucides. absolument tu sais être un drogué aujourd'hui ne pas l'être demain c'est pas évident. mais jigéen ñi tamit na xam comment amal affaire. après bu ñuy dugg ci yenn bu ñuy def ñoom itamit parfois ay seen i bêtises xam naa dañuy fekk duñu conscient ñoom it bu ñu paree nag bëgg a jooy fekk na démb toj nañ fa rajax. jigéen gi de xam na kan mooy Chris Brown lu mu fa doon wuti. cey yàlla waaye soxlaam la fa doon wuti. cey yàlla moo tax it defal nañ ko. bagage c'est le monde des artistes. milieu showbiz bi moom laisse tomber. c'est un milieu très dense. très dégueulasse moo tax loo ci gis ñoom ñëpp en général c'est des drogués parce que ils ont envie de sortir de cette bulle ils peuvent pas. Absolument. donc pour mën a chaque fois dañu nekk ci second état voilà dañuy obligé di créer benn nature boo xam ne du seen nature. pour ñu mën a nekk. et gis nañ ko ci les plus grands artistes au monde. c'est des drogués. Ah oui. et tout le monde se demande pourquoi. mais parce que le monde dans lequel ils évoluent leur demande daf leen di mettre ci maanaam ci méthode yooyu noonu. man beneen côté oui vas-y Larry. oui man beneen côté bi moo ko gisee rek c'est parce que xam nga doomu aadama tout le temps dafa bëgg kumpa.
nit Curiosité. moo bëgg kumpa curiosité c'est-à-dire tey jii boo nekkee artiste am nga notoriété xam nga célébrité nga am nga xaalis porte yëpp day ibbeeku ci ainsi de suite donc da ngay dem a dem ba dootoo xamante looy def léegi yow sa xalaat ci lu mu nekk mooy ci yoon bii nii nañ xool ban moo ci gën a fort ak ban daaj la lay yóbbu donc loolu boo xoolee moo si gën a yóbbu nit ñi artistes parce que boo xoolee voilà donc que ça soit les artistes que ça soit les sportifs les acteurs tout le monde les acteurs et trucs donc dañuy dem ba benn moment li ñu soxla ci àdduna loolu am nañ ko pare dañ koy teg nële léegi li leen ñuy jaaxal mooy lii ñuy wax ni sensation yu bees yi en fait boo xoolee loolu mooy gën te alal dafa doy waar. dafa mais Maïté je pense que ni mën nga sentir benn affaire def ko sans pour autant nga violer kenn parce que viol moom c'est autre chose. non mais Larry tu sais viol xam nga soo nekkee si second état da ngay voilà c'est ça second état ak leneen. Non, je non, pense non. que ak jamono ji ak ñoom sax ni ñuy dundee ni ñu mel xale bu jigéen bi ñëw na jugee fi muy jugee ñëw ba fekk si la mais nga def ko par consentement. non xam nga loolu yow li ngay def tegoo ko fenn te non, c'est baaxul. mais viol ci boppam moo ñaaw. non dafa ñaaw. c'est que Larry xam nga viol mooy def loo xamante ne nit te bëgg ko Forcing. maanaam forcé ko. côté bi ma ko bëgg a expliquer mooy côté lii tax ñuy wax ay viol en réalité à l'origine du viol sax dañuy ñëw ñooy bokk groupe maanaam ñu bokk ay got ñooy lëkkaloo femme bi day drogué wu ku góor ki drogué wu donc bu ñu drogué woo dañuy dem di def lu ñu xamul léegi gel bi bu demee ba lucide léegi day am ay conseil ne war naa fi mun a am xaalis wala mun naa fi mun a am benn affaire accuser ko ne ko da nga ma drogué wala da nga ma violé donc ñu dem intenté benn procès donc bu ñu intenté procès boobu mun nañ fa am dara comme mun nañ fa am dara bañ a am dara mais bu ñu demoon tey jii Chris Brown femme bii ñu wax ne dañ ko violé en réalité bu ñu xoolee ba ci biir parce que garde corps bi ak kii bi garde corps bi fukki xelam doful dina jàpp ko ba Chris Brown am gelam nekk ci biir néeg mu ñëw di ko fekk si soit dañuy drogué wu ñoom ñëpp yaa ngi dégg gel bi drogué wu ñoom ñu drogué wu ñu nekk ci seen patrouille nekk ci seen i affaire dëgg la loolu ma ne du yoonul maanaam man daal de façon sax man li may wax tous les jours xam nga tey un viol man mën naa accepter viol ci koo xam ne dañ la fekk foo xamante ne maanaam dañ la fekk la sa biir fenn. kër. fekk la sa biir kër violé la fekk la ci mbedd bi violé la fekk la feneen violé la mais ci néeg yow nga ñëw fekk si nit ki ba ci biir néeg boobu nga ne yow dañ la violé te yow yaa fa fekk nit ki xanaa nag peut-être ñu takk la diri la yóbbu la ba Gëlëmal foofu dugal la fa par la force peut-être boobu sax mën nañ d'accord mais nga déplacé wu jël sa tànk xam nit ki tamit dox ba fa nit ki ne nga dugg bokk ak moom néeg ngeen waxtaan seen waxtaan pello def ko par consentement. moom mu leer ko ba leer ne bi nga ñëwee fii yow xam nga dofoo jinne jàppul xam nga ne waa ji bu la gisee dina bëgg def lu mu bëgg def nga ne yow waa léegi da ngay def li nga def ba pare nga bàyyi ba génn foofu te moment boobu yuuxu woo de da ngay bàyyi ba génn loolu ma gën a métti mooy moment boobu noonu duñ ci yuuxul dañu leen violé de dañuy génn ba ñibbi seen kër yi ba dem toog dund seen dund ba kenn sama leneen mën nga si am xaalis jékki-jékki rek seen xel ne yaras ñu ne waa dañ maa violé génnee ay di bëgg a génnee ay mais artistes ils ont raison de dire que ne que ñoom tamit ce sont pas des animaux c'est des êtres humains mënuñu luñ leen bëreet rek ñu ne ñoom la ils ont le droit de se plaindre. Merci beaucoup Arahma, c'était la rubrique People. Vraiment